koy defee saa su nekk di lay ñaanal yéen ñëpp ku si nekk fu mu nekk yàlla na leen yàlla sàmm teg leen fi si jàmm ak salaam nu waxtaan ak jàmm jóge fee jàmm ak salaam ana sénégalais yi sama mbokk sénégalais yi tey ñoom laa ñëw waxtaanal ak sunu mbokk dictateur Sall mais comme nu nga koy waxee dictature moom dafa commencé nekk loo xam ne lu courant wala lu courante ci life sénégalais life dictature jikkowu dictature xam nga ay affaire dictature dafa nekk ci deretu léegi sénégalais quoi léegi comme nu ma ko waxee nit ñi du ñu yore seeni mbaam wala yore seeni con bëgg gaa yi topp ci par force quoi xam nga wala ñëw wax seen wax daal di ne nit ñi du koy jaamu par force ñi waaw président ñëw tamit def yëfu reewaan dem daal di ne nit ñi tamit du koy déglu par force yaa ngi comprendre yeneen doomu xaraam ñëw jël seeni maam teg ko ci kaw jàmbur yi tamit ne nit ñi dinañ leen jaamu par force dinañ ci topp par force donc nag de toute cette dictature là dictature religieuse la dictature politique tey nag c'est on va en discuter en mode gladiateur en mode dictature en mode na kumbuta dagan waaw comme ni nga koy waxee rek waaw y a des jours yoo xam ne ni que moom daa am ay yeewu yu bizarre yooyu noonu on va commencer par la dictature de Macky Sall xam ngeen dictateur boo leen gis tapet la on n'a jamais vu un dictateur courageux il n'y en a pas tous les dictateurs sont des faillots ay tapet ñoom seen bopp soo leen tiimalee goon wala nu dégg bal wala dara fes la ñuy def tapet moo mën a teg lu metti moroomam doomaraam Macky Sall lâche la Macky Sall ab tapet la Macky Sall ab doomaraam la moo tax mu nekk Sénégal téye Sénégalais en haleine waa nee na nag léegi comme que du nga koo dénk constitution bi moom moo yore moo toog comme que moom daal du nga koo sant pour mu liggéeyal nu ku wax mu tëj la léegi salaamaaleykum sénégalais yëpp tiit nañ doomaraam yi tapet yooyu tamit ñëpp a tiit nañ parce que lu tax waaw doomaraam bu nu dénk réew mi au lieu mu jug mu liggéey au lieu mu génnee ay preuve au lieu mu def loo xam ne que foofu la ko nit ñi bëggee nee na nit ñi du nga koy bëgg par force sans rien voir ku si xuntu ku wax leneen mu ne da lay jàpp tëj salaamaaleykum maaleykum salaam mu ne day tëj balaa may dee nag Macky Sall def lu muy def ba pare nit ñi génn di wax mu toog fële nee na day innocent naan non président yoonam nekku si xam ngeen c'est-à-dire ñooy def seen liggéey ok nguur goo xam ne ni que seen liggéey balaa nu koo mën a def mooy nu jàpp goti les pauvres citoyens di leen noggatu loolu foofu leen mën a defee seen liggéey foofu leen mën a yeewoo léegi nee na ñoo ngi def seen liggéey su ñuy jàpp les personnes lambda les citoyens les pauvres personnes là di leen noggatu xam nga di nangu seeni bien di leen jaay doole là ils sont fiers jël ko woo les autres imbéciles presse bi dooma xaraam yooyu noonu nga xam ne ni que amuñu liggéey ils sont rien à foutre ñoom da nga leen di jox de quoi dire ñu ñëw médiatiser ko kaj et tout le pays est en haleine nii Macky Sall nag il se dit que ni que lii nag dina way ba xam nga ba abadan lii ça va continuer ñu ne ko ça ne va pas continuer lii dañ koy yemale duñ koy yemale mais sénégalais yi nag ñoo ñàkk fayda ñoo war a jël seen décision lii dee baa xolal comme nu nga koy waxee li jënti dëkk bi la mais nekk fii nii di daw ñii di rey fii di bàyyi di rey di bàyyi di ëf di bàyyi dafay yomb Macky Sall ab doomaraam la nu ñeme ko wax nu wax ko nu ñàkk ko bañ a wax tamit moo am mu xam ko nu xamal ko mu bañ koo xam tamit nu xamalaat ko tamit xamal ko ni que ab doomaraam la ab lâche la Macky Sall c'est un lâche tapet la moom si biir nguuram la fi góor jigéen yi bëri parce que moom si boppam mooy góor jigéen gu mag bi c'est un PD ce gars-là c'est un PD qui se fait PD par les grandes compagnies extérieures là jàpp di ko taat bopp ba léegi moom nag mu bëgg ñëw wëlbatiku nag yeblu nu moom il n'arrive même pas à prendre ses décisions avec ces grands pays qui le baissent depuis longtemps là léegi ñun lay jéem a jaay ful la ku wax mu tëj léegi ñun nag par suivant cela ñun ñoo koy gën a ñàkk jom président boo xam ne fu mu dem nu katt ko Macky Sall fu mu dem nu taaj ko Macky Sall fu mu dem nu katt ko projet bu mu teg nu laal ko Macky Sall fu mu dem nu dul ko dooma xaraam la andiwul dara Sénégal ba génnam yu bëri taxawaaleem yu bëri yi andiwul dara Sénégal dooma raam bi
mais léegi ñun lay jaay fulla ñun nag ñun wala wax jooy suñuy kaas léegi ñun lay jaay fulla ku wax mu tëj la ku wax mu jaay la doole ku wax mu wàcc sa kaw def la seen affaire ñun ñu toog di ko seetaan dem na ba bëgg a soulever affaire ethnique si biir dëkk bi commencé di ñëw di teg billahi wallahi wal kitaabi lii su jigee Macky Sall su ko jigee ñu xam ni que Sénégalais peuple mbaam la su ko jigee lii su jigee Macky Sall ñu xam ni que Sénégalais nag xolal si yóbboo nañ ko defaral ñaan te daal di commencé yaatal cimetière yi te xaar gars yi parce que fii nii moomee fii nu àgg on n'est jamais tombé si bas le Sénégal est tombé trop bas dans sa politique le Sénégal est tombé trop bas dans sa religion le Sénégal est tombé je ne dis bii moom waxuma la tombé sax de mais bii dafa xalangu ba përie même dans sa propre idéologie nous sommes perdus dans tous les côtés parce que lu tax nous avons un président à la tête de ce gouvernement un lâche un imbécile un con qui se fout éperdument de la population taatam ak mbërëm yooyu mu yor ci këram moo ko ñor ak dofam bi jabaru dofam bi parce que boobu la def ba nu fi tongalee jabar gi ba léegi mu parce que nee na Marème Faye Sall kenn du tudd dofam bi Marème Faye Sall nag tey la ñuy gën a tudd dofam tey la ñuy gën a génn tey nag tey duñu wax sax ci dofu Marème Faye Sall kese du naan yaag Marème Faye Sall yéen ñaar ay dof ngeen yéen ñaar a gën a katakay di si dëkk bi booboo gën a dee ñun dañoo nelaw ba du demee jël ay dof yu yor këyit ñëw teg leen si bopp réew mi voici les conséquences voilà les conséquences ku wax nu jàpp dóor ku wax nu foog ne ni que ñoo gën a muus nit ñi jur fi andi fi ay mongol teg ko ndey si bopp réew mi ñuy emmerde nit ñi ay nga ne yow yaay tere nit ñi ñu wax yow yaay tere nit ñi ñu wax te démb moom moo fi ŋaamu woon tapet bu bon bu bëgg a dee tapet bu bon tapet la góor jigéen bu katta ndeyam la Macky Sall fu mu génn nu taat ndeyam amul projet bu mu teg bu mu andi amul projet bu mu teg bu mu relever amul projet bu mu teg boo xam ne ni ko mooy lool il passe son temps à se pavaner derrière ces grands chefs d'État des pays européens qui le baisent à bout de temps comme ça là hein su ma bëgg ko ñëw bëgg noo jaay fulla mënoo jaay fulla balaa nga nuy jaay fulla sa taat yi ngay jël di ko joxe fu nekk di jaay ndey dëkk bi moom nga war a jël ndeyam téye ko loolu lan la wax sa taat bu ngay jël di ko joxe fu ne ñu lay laal di yëpp lu ndey askan bi moom nga war a jël nga def si ndey col crazy loolu lan la wax mais soo jógee mii jéem a ñëw léegi su tourné si ñun peuple bi ñun ñii mu war a liggéeyal ñun ñii mu war a teg si condition ñun ñii mu war a di jënti suñu ëllëg ñëw di ñu jaay doole quoi di jaay ay nappaate xam nga 1 2 3 salaamaaleykum mu tëj nit ñi 1 2 3 ay kii parce que mu foog na ni ko nguur gi nu ko tegal ni ko ba abadan la bàyyi faal xoolal yaa ngi nax sa bopp nguur gi balaa nga si wàcc dinañ téegal sa ndey nga wàcc nu téegal sa ndey yow lii di nga ko dund te billaahi balaa ngay dee yàlla dina la ko won yow Macky Sall ab doomaraam nga voilà loolu du la koy wax tey du la koy wax suba soo yeewu nu la koy wax ngay nelaw di gént sa nu fekk la ndeyam say biir gént du la ko wax booboo gën a dee da ngay nelaw sa di gént tu vas nous voir dans tes cauchemars on va te trouver dedans et te rappeler que tu es un lâche imbécile nga doomaraam nga lu Sénégalais yi di dund yaa leen ko teg lii ni yëpp lu ñuy dund tey ji ni yaa nu ko teg dooma xaraam nga léegi doyul nag nga bëgg a gën a teg naqar Sénégalais yi nga bëgg jël gars yi rey leen doggali leen quoi nga foog ne que nit ñi dinañ deewee noonu non balaa noo dee yaay njëkk a dee yow yaay njëkk a dee ndey Sénégalais yi ab doomaraam nga Macky Sall mais kii kenn xamul lan la vrai imbécile mais toujours comme ma koy waxee suñu yebee rek ñun ñoo tax nu yeb ñun ñoo yeblu suñu bopp quoi ñun ñoo yeblu suñu bopp ñun ñoo toog fii di seetaan ab dooma xaraam boo ñëw njabootam bi ay dof waaw il ne faut pas être intelligent ba mu fi rombee jabar yi jigéen yëpp dem takk dof parce que moom mooy bu mag bi dof ak dofay mën a ànd ñaari dof ñooy mën a ànd point barre moo gën a deppeeku jabaram dofu Marème Faye bu ñuy wax dofu Marème Faye bu ñuy lijjën moom la bëgg a tëb fii nii yuuxu pour tëjloo gars yi seen gémmiñ divertir on va revenir dans la folie de Marème dinañ fi ñëwaat si folie am bi on va revenir dans cette folie la folie de la première dame li jënti la anamu lu tax ngeen bëgg koo nëbb Macky foog nga ne que mën nga fee andi coow ba andi fi diversion non démb la fi doom bu góor gi Ibrahima doon xaw a dee doon waaj a faatu xaaral beneen yoon mawtu du ko kii yow campal nga naanu ay kii mu bëgg a andi diversion di jéem a sóob waaw après sunu naqar ni ñëwaat sa naqar dooma xaram sa jabar bu dof boobu noonu nga jël ko teg ko si dëkk bi jël xaalisu dëkk bi ubbil ko fondation jox ko mu jël xaalisu dëkk bi di ko pasaree si fondation bi loolu leen la wax nga ñëw li jënti ndey wax googu noonu
ñuy wax muy jaay fulla di jaay jomba ñaaw sa rakku jabaru sa rakku jabar bi Adama Faye xaalisu dëkk bu mu jël ak suufu dëkk yu muy nangu di si tabax ay affaire te kenn xamul lan lay liggéey ban may pos ak fan lay jëlee xaalis loolu lan la wax nga ñëw li jënti ko moo gën nga nekk foofu noonu di doomaraam sa jabar yaayam bii nga xam ni que dem ba nekk màgget mënul yàgg si sëy nga ñëw li jënti wax googu noonu tamit ku mu seel ngeen jël alalu dëkk bi jox ko ana sunu pétrole ak sunu gaz bu fi nekkoon ak jëkkëram bi loolu len la wax nga li jënti ko mais nekk si dëkk bi di jéem a jaay fulla di jéem a am looy expliquer di jaay te yow nu ngay jàpp di naqaral ñoo la def ñu ngay jël di naqaral ñoo la def tey lu nga doon ñuy wax tey nit ñi toog fii nii di seral di bàyyi muy jaay jomba ñaaw quoi Macky Sall lan la wala mën a jaay sénégalais ba mu saf nu Macky Sall lan la wala mën a jaay sénégalais ba mu saf nu nañ ko waxte dee lan qu'est-ce qu'il a de plus que les Sénégalais Macky Sall ay millions fii la nu fekk Macky Sall alalam ak bi muy jéem a jaay fii la nu fekk te alal bi du lu lew du tous les Sénégalais le savent je ne vais même pas dire tous les Sénégalais mais toutes les personnes dotées d'un esprit et d'un cerveau savent que ce gars sa richesse n'est pas une richesse claire c'est de la richesse volée c'est de l'argent volé alalam lewul donc lan la nu mën a jaay ñun ba mu saf nu Macky Sall mënunoo jaay dara nguuram sax mënuñu koo jaay ñun ñoo la fa yóbbu ñoo la fal jël suñuy bakkan bàyyi ko si suuf yenu sa ndey yóbbu la fa mënoonoo jaay dara lu nu saf dara du nu saf Macky Sall ku ko ragal ab doomaraam ko ragal nit ragal ab Macky yëpp yàlla la Macky Sall c'est un imbécile de merde c'est un imbécile de merde PD góor jigéen fucking bitch gay guy fucking président ñoo toog fii nii di am lu muy expliqué voilà non non Sénégal yi what the fuck that shit that president is a gay guy he's a fucking asshole fuck Macky Sall fuck him every fucking single day every fucking single morning fuck Macky Sall moom ak ku mu yaakaar nag moom ak ku mu yaakaar voilà Macky Sall him and everybody who believe to him fuck all of them fucking asshole toog si dëkk bi di kattalu nday nit ñi foog ni que ñun daal fii la ñuy toog rek di paj-pajal di tourner heure dee su jotee ku deewul doo gor heure wax dëgg su jotee ku waxul tamit doo gor Macky Sall du tus du dara nguuram bi ñuy wax mu naan ay ministre de la justice xaw ma nan sax na kattandeem ministre de la justice sa dëkkandey na dëkkandeem ab dooma karaama ilee def kattandeem jaam bu dëgg ndeyam boobu noonu markatu taat bi ñëw di kattandeem yàq dëkk bi ñu toog di ko seetaan kenn jugul wax ko boppam sa tootul jom la ministre de l'intérieur kattandeem tamit toog di jogg si dëkk bi amul fulla amul ba xamul sax le pouvoir qu'il est donné pour mu dëkk nit muy dëkk ndeyam léegi ñun ñu war a toog fii nii accepter toute cette doctrine qui se passe devant nous si lan ñu war a toog nangu gars yi di ñu doctriner di teg seen affaire bu kattandeem bii nii ñun ñu toog di nopp soo waxee am ay nit génn naan non booy amal yar booy xoolal nooy waxee révolution pacifique tuunu ndeyam seen tuunu ndey ñoom ñëpp Macky Sall seen patron tuunu ndeyam Antoine Diome lëfal ndeyam waaw ministre de l'intérieur comme Amadou Sall data ndeyam seen tuunu ndey ay doomaraam leen ay imbécile leen ñoom ñëpp ay imbécile ay mag yu kat seen ndey xamadi toog ndey si dëkk bi di jaay ndey nit ñi lu amul di kat seen ndey avec ça ñu ne ñun léegi neen toog di négocier quoi ñun ñu ñuy jaay di ñu rey ñuy toog di suñuy ndaw sa nekk à l'extérieur di leen jéem a yàq ay nit ñu dem uti ji pour defar ndey dëkk bi ñuy jéem a yàq ndey sénégalais balaa ngeen di yàq sénégal ñu yàq seen tuunu ndey looloo gën a kattandeem Ousmane Tounkara ngeen jiin terroriste dinañ terroriser seen lofal ndey chaque jour nag léegi da préparer leen teg tout le monde terroriste man maa siy topp je suis le deuxième dinañ kat seen ndey seen dëgëw ndey yéen ñëpp seen lofal ndey on va voir ce que vous allez faire seen data ndey on va voir qu'est-ce que vous allez faire su ngeen nekkee yàlla taw leen bu lekk gaa yi lekk voilà foofu du booboo leen dese no dinañ tingom seen digg lofal ndey commençant par Macky Sall tuulu ndeyam déggoolu ma la wax Antoine Diome digg lofal ndeyam
Amadou Sall son doy xam doy kii nañ seen tuulu nday naan ma yow wax kii seen tuulu nday toog si dëkk bi nekk fii ni bëgg Amérique tout ça là c'est la faute des Sénégalais ful la suñ ko amoon suñu bopp jug kenn li jënti li ni kenn du ñu yeblu mais xoolal ma lii rek fu ñu jëm regarde-moi ça jusqu'à quand ça ay baadoo la yoo xam ne ni que démb fii lay toogal di taxawaayu ñoo leen fal ay baadoo la yu ñu foree si mbalit bi sang seen ndey jox leen salaire jox leen xolal bulletin de salaire imbécile yi toog tey nee na léegi ñoom ñoo ñuy noot ñoom ñooy jël di ñu xam lu ñuy teg di jéem a administrer di jaay jomba ñaaw parce que lu tax teg nañ costume seen kaw foog ni ko costume mooy leen seen tuuru ndey costume bi la ñuy jël di ko bootee seen ndey def ko mbott xam nga mbott seen costume la nañ ko def mbott boot ci seen lëfa ndey di ko daw ak moom yéen da ngeen yab nit ñi mais un peuple aussi larmé aussi j'ai jamais vu ça nit ñi toog di accepter cet endoctrinement dictature bi di xew si bopp nit ñi c'est de la dictature purement et simplement il y a la liberté de presse on est libre de xolal d'être content ou bien d'être fâché on est libre de ànd ak yéen wala contre leen on est libre de faire nos choix vous ne pouvez pas nous forcer à vous aimer mënoo leen noo forcer nu bëgg leen mënoo leen noo forcer nu tagg leen mënoo leen noo forcer nu jox leen 10 sur 10 vous n'avez rien foutu dans le pays ay imbécile ngeen nous avons notre liberté de choisir et nous choisissons de dire que vous êtes des lâches you are a fucking loser fuck all of you ngeen ne kenn du ko fi wax yéenay ñan seen bàjjem seen i umpaañ seen i taatu bàjjem yéen allez faire foutre waay moom ngeen nit ñi avec ça nu toog nu naan ay Sénégal leen bëgg ban seen taat rek leen bëgg seen alalu bopp seen bopp rek lañ ñor seen bopp rek dem leen kidnappé nguur gi def ko affaire ethnicité dem toog si kaw bopp nguur gi di yàq di foo bañ nit ñi fab dem ba gars yi lay commencé di yeew ñu bëgg a jaxase nit ñi jël dëkk bi di ko joxe président billahi Macky Sall dinañ audit sa ndey sooy waaj billahi wallahi Macky Sall su wàccee nguur gi ni génn si Sénégal est foutu doomu xalaat Macky Sall duñ ko wala audit képp ku Macky Sall may suuf képp ku Macky Sall may alalu dëkk bi on va tout récupérer Macky Sall moomul bay maye Macky Sall duñ ko sant mu liggéey sant nu ko mu dem toog di maye mu dul dem toog di jël dëkk bi moomu ko dëkk bi appartient à tous les Sénégalais képp ku Macky Sall dagg ay suuf jox la ko képp ku Macky Sall jël tamit alalu dëkk bi jox la ko dinañ topp sa ndey dinañ xorom sa ndey te dinañ exposer sa ndey parce que alalu sàcc nga jël alalu sàcc what the fuck nit ñi toog fii nii di jéem a ñëw si non waaw non nit da ngay pacifique dëkk kii dëkk waaw dëkk Mame Baye Niass dëkk Limamou Laye dëkk waaw Serigne Touba waaw da ngay pacifique kii nangam yi négocier xoolal nu ngay waxee xamal yar booy léegi waaye nañ ko diwoo loolu noonu nii wax nañ ko diwoo wala gars yi xoolal nañ ko laaboo ñoo xam ñu xool la leen siy def wala ñu togg ko la ñu ñulugee ko ñoo xam ñu woon san tap mais Macky Sall ak ay njoñam dina leen ne seen bàjjen pacifique moo fi amul ban combat pacifique combien de morts vous me parlez de pacifier combien de morts et on parle d'un combat pacifique combien de milliards détournés on me parle de combat pacifique tous ces milliards là seront combien d'années de dur labeur pour rembourser cet argent qu'on n'a jamais vu si dégg leen si yem et on me parle de combat pacifique fuck all of them ban combat pacifique tegal seen ndey santaaka dimanche kat seen ndey ba ñuy plombé amul combat pacifique amul cottu ndem amul waay Macky Sall se fout de la gueule des gens salaamaaleykum maaleykum salaam tëjlu salaamaaleykum maaleykum salaam tuuma salaamaaleykum maaleykum salaam fenal
jaay ay affaire ki ba pare ñu pendant ce temps moo ngi taxawaalu comme ni ma koy waxee dëkk bi dara dugg fi nit ñi sonn ñi ñu toog ni naan ay combat ba seen tuunu ndey Macky Sall tuunu ndeyam Antoine Diome tuunu way bàjjee na Macky lëfalu maamam déggoo ministre de la justice bi xaw ma Nat Sall juróom ñaari maamam seen digg lëfal ndey nen kat seen ndey ñoom ñëpp autant qu'ils sont léegi quoi su leen naqaree nen dee su leen naqaree nen dee mënoo leen noo forcer nu bëgg leen vous n'avez rien foutu dans le pays du ñuy xorom seen cottu ndey vous n'avez rien foutu là yàq ngeen dëkk bi yàq avenir u jeunesse bi jël dëkk bi yëpp téye leen xoolal en esclavage ñuy wax ngeen di naan ay xëbal seen bàjjen ñoom ñëpp autant qu'ils sont saa yi nu yeewoo ma remix ndeyam saa yi ngeen yeewoo ma remix seen cottu ndey ay dooma xaraam kat seen ndey toog fa la ne di am lu ñuy wax ñoom ñëpp seen tuunu ndey voilà comme que nee ngeen ni Ousmane Tounkara terroriste la no prépare yéen terroriste goo leen da ngeen foog ne que loolu ngeen def dina am ku muy xofal wala que les gens vont avoir peur wala que nit ñi dinañ bàyyi wax gi wala ay affaire Allah akubar un part de notre vie bokku na ku nekk nu muy defee bagage am mais tey la xorom bi di gën a sax tey la xorom bi di gën a sax xorom seen tuunu ndey ngeen naan may kii tey la wax gi di gën a pote seen digg la fal ndey lu ngeen si mën ngeen def ko seen bàjjen yéen ak ku ngeen yaakaar seen tuunu bàjjen ngeen di am lu ngeen di expliquer seen job ndey voilà comme ça nous tous nous sommes terroristes voilà mettez tout le monde en prison kii la waaye rey leen ñëpp sénégalais yi nañ toog seetaan garaawul ñu ñëpp ñu kattandeem dem kaso ñu rey tout le monde y a pas de problème mais dinañ xorom seen tuunu ndey Macky Sall tuunu ndeyam Antoine Diome tuunu ndeyam dégg nga Amadou Sall xaw ma lan ki nang bajo maamam ak ay bàjjenam seen lëfal ndey autant qu'ils sont ñoom ñëpp saa yi nu yeewoo ma remix ndeyam loolu amul ma dem te ñëw comme que léegi de àdduna kokkalante la jël sosal nit ki jaay ki ñun nag du leen may lu ñuy sosal du ñuy xorom seen ndey direct ngeen koy dégg voilà juk leen liggéey ngeen ne du ngeen liggéey toog si dëkk bi di cagatu ba duy katt seen ndey léegi ngeen ne daal da ngeen di kokkalante da ngeen di kokkatalante ok kaay leen kokkatal nu kaay leen seen digg la fa ndey ngeen naan ma ay affaire de kii seen maam ñii doon toog foofu noonu rek di wax yore président bu réew yore ay doomu xaraan yu réew ndeyam si biir dëkk bi ay imbécile yoo xam ne ni ko toog parce que foog ne ni ko costume yu nu sol la ñëpp parce que mooy loolu jël nit ñi ñun tamit ñu war a nangu wax gi quoi ñëpp toog soo xam ne la bàyyi dëkk bi moom léegi bàyyi kaay def tout le monde sur écoute di déglu nit ñi dégg naa Sénégal sa léegi da ngay yónnee sa message WhatsApp bàyyi ay audio ay affaire nga déglu ñu ñëw jàpp la parce que yaa wax lii parce que yaa déglu lii yaa déglu fichier bekki seen tuunu ndey seen dëpp comme que seen data ndey bii moom jarul déglu jarul infiltré du leen koy jox live and direct ngeen koy jël save leen denc leen bii nii xool leen bii seen tuunu ndey yee ñëpp liggéey leen amoo leen temps liggéey dem leen dafa dëkk amoo leen temps dafa dëkk amoo leen lu ngeen def lu dul di déglu nit ñi mais da nga di déglu nit ñi sur écoute di jàpp nit ñi di tëj di jaay nit ñi doole ñu jox leen lu ngeen déglu vous ne voulez pas travailler vous voulez faire les ricanteurs kaay leen ñu jox leen lu ngeen déglu seen tuunu ndey nëbbudu ko du nga koy teg directement seen bàjjen seen i juróom-ñaari maam seen i umpaañ ñoom ñëpp seen i fël-fëlu ndey voilà nu dem si